أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين اللهم مثل الجميل وستر القبيح ولم يأخذ بالجريرة ولم تكسر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باس برحمتي ويا سامي كل يوم شكوى ويا كلمة صبر من يقوم عثرات ويا مبتلى بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي نسألك أن لا تشارك تقبل الله رب الناس دعوتنا ما نحب جاء ياسين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي المستقيم وعلى آله حق العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. asalaamaaleykum mbokki jaxaw asalaamaaleykum mbooloo mi fi teew ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di ñaan ñu bokk sant yàlla ci daje bi ñu daje fii muy dajeeg jàmm yàlla ñu fas yéene taxawal liggéeyu jumaa ji ñu wax ne ci turu population jaxaw en tant que délégué de quartier ñu wax ci turu mag ñi ci biir jumaa ji ñu ngi jégalu ci kàddu yi peut-être parce que am na ñu war a wax mais dañuy ubbi rek di ñaan yàlla li ñu sumb ni di ko liggéey yal na ci yàlla jàppale yal na ci yàlla am lu yes suñu njort ñu ngi ñaax di ñaan liggéey bi tamit nañ ko teg ci yoon waxtaane ko te wéy ko ci ndigal su nga defee rek dina yomb te coow du ci bare maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox na nga xam ne ñoo seq liggéey bi nag ñoom ñu àggalee waxtaan bi. asalaamaaleykum mbooloo mu jaxaaw ñi ngi jël kàddu gi ci turu Xatri Jaañ di coordonnateuru équipe bi nga xamante ni vision wu imam muy Badara Diop pour la reconstruction et la relance des activités de Jaxaaw moo tax ñu def ko mu jëm ci lan la mosquée de Jaxaaw mais surtout par rapport à une vision muy daara bi nga xamante ni moom la ñu fas yéenee booleeg li nga xamante ni moom mooy liggéeyu jumaa ji moo tax mu mettre benn équipe boo xamante ni kilifa diine yi ak kilifa aada yi yëpp dañ cee nekk ki may jiital ci kilifa aada yi mooy suñu maire Dembale ñu di ko ndamoo parce que jaxaaw la dëkk bu doon ni dañuy dugg ci li nga xam ne mooy daara moderne war ko reconstruire te maire bi dëkk Madina Fall dañoo am droit dem jëli ko mais ñu koy ndamoo parce que jaxaaw la dëkk ci kaw loolu aussi ñuy nuyu kilifa yi fi toog yëpp en même temps dama bëgg jaarale ci présentation bi brièvement rek ñu dem gannaaw bi ma waxee suñu imam ratib nous avons le président de la du mouvement de la construction bu daarawu jaxaaw bi muy Abdou Aziz Diop mu ngi nii toog bi ñu tegee kuréel yi ba pare moom mi nga xamante ni moom mooy président bi ci vision wu imam daf cee gis ni les notables ñoom ñoo yor orientation bi mu jël benn pool bu ndaw ci kaw loolu suñu délégué de quartier point focal bu jaxaaw moom la jël def ko muy président ma doon coordonnateur mais dafa am ñoo xamante ni dañ leen a yàgg a fekk ci jàkka ji ñuy yàgg a liggéey ñi ci mën a lim bëri na le trésorier est là muy Abdourahmane Cissé l'imam Ibrahima Ndiaye mi ngi nii toog imam Amath Diallo mi ngi nii toog kii ci notable yi la bokk muy Mangasa n'est-ce pas équipe bi ci suñu ginnaaw nag commissaire Fall kii je crois que kenn dootu ko présenté parce que dañoo toll ci phase boo xamante ni phase utum xaalis la te ko xam commissaire Fall xam ko ci agent de recouvrement boo xamante ni c'est une chance aussi
pour la commune nord mu dëkk biir Jaxaaw di fi def ay preuve am ku dem cimetière u Jaxaaw gis ni mise en œuvre bi moom moo ko diriger du début à la fin mais li ci gën a am solo mooy la relance des activités de la mosquée dafa yàgg ndax depuis imam Ibrahima Gaye ñi ngi defar di am ay tolof di kii mu pare imam Abdourahman jaar fi def fi lu am solo moom it yàlla def li gën rakam dikk yor ko ñu dem ba mujj gi yaramam sutante mu yëkkati imam Baye Diop teg fi te période boobu yëpp ñuy traversé ñi ngi ci construction reconstruction mais tey dafa am doomu Jaxaaw boo xamante ni jigéen la di ingénieur en bâtiment bi muy dikk di xool jàkka ji gisu ci lu ko neex et de manière très discrète et désintéressée mu daal di dikk xool kilifa jàkka yi mu dikk xool leen ni leen man de bëggoon naa dugal sama loxo ci biir jàkka ji muy Khoudia Seck je dis mi ngi nii après je crois que ni moom dina yëkkati kàddu daal di joxe moom moo dikk waxtaan ak kilifa yi ñu ni ko nangul nañ la lool parce que aussi jàkka da di loo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk comme que ñun ñëpp ko bokk nag képp koo xamante ni tu apportes ta pièce à l'édifice on est obligé de le faire mais bi mu dikkee c'est tout un univers qui s'est recréé autour de la mosquée à travers qui l'ensemble des ouvriers de Jaxaaw mu woo leen ñoom bay di Sall mi ngi fi Bàcc mi ngi fi Samba mi ngi fi bon Sadio Ndiaye mi ngi fi Lamine Ndoye mi ngi fi te ñooñu ñëpp aussi ce sont des fils de Jaxaaw et li ci am solo mooy ñooñu mënuñu taxaw ni tey ce sont des parvenus parce que du début ba fii nii dañoo mës a dugal seen loxo ci biir jàkka ji maintenant nag li ci am solo mooy ñun on veut être en phase avec la politique de l'État et la politique de l'État ñëpp xam nañ ni jamono jii les daara modernes État da ko soxal mais qui dit daara moderne et qui dit moderne obéit aux normes yi nga xamante ni moom la ñu teg parce que buñ dee xool jàkka ji yenn saa yi dinañu julli juma et ñun population dañoo yaakaar ni bon comme que yëfu diine la on a le droit jël basang yi di ko teg ci kaw tali bi oto yi bu ñu ñëwee ils seront obligés du moins di wàññeeku di def ay contournement et autres là te bu ci problème amoon ñu ni non dañuy xeex diine dañuy lii mais diine moo la jëkk a tere loolu diine mayu la loo xamante ni norme sociale la nga di ko tordlu moo tax on veut être en phase avec daara moderne bi nga xamante ni day àndandoog la construction de la mosquée de Jaxaaw pour ñu yéegal ko ci kaw loolu mooy li nga xamante ni moom mooy li ñu bëgg a corriger maintenant nag daara ji dafa laaj des moyens imam bu amee vision wu dikk woo ñooñu kilifa yooyu ma lim yëpp ku ci nekk mu jox la benn pàcc ni la kii li ci am solo mooy nañu uti moyen pour tabax ko c'est pas des titres qui importent parce que titre boo mënte am mënoo fee am titre bu sut imam ratib de la mosquée de Jaxaaw mënul nekk donc li ci am solo mooy on fait un appel à l'ensemble des résidents des ressortissants de Jaxaaw et de la umma islamique képp koo xamante ni daal am nga sa dërëm pour mën a dimbali jàkka ji da ngay xam ni defaloo ko imam defaloo ko population de Jaxaaw yàlla nga ko defal parce que li may wax toujours mooy que ni néeg bi néegu yàlla la ku taxaw ni duma ci dugal sa dërëm yàlla dana ko àggale waaw donc képp koo xamante ni daal bienfaiteur nga te yàlla rek tax ngay def ñi ngi lay woo pour nga dugal sa dërëm ci biir jàkka ji nii di féliciter nag le moment doomu Jaxaaw yi nga xamante ni ñu ci bëri jël nañ seeni dërëm dugal ko ci
parce que wax fa dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla ñii fi toog ñëpp ñu ci bëri dugal nañ ci seen dërëm am na ñoo xamante ni ah waaw sa ñaq dugal nga ci sa ñaq ci biir construction kii bi am na ñoo xamante ni seen label mooy bu kenn tudd sama tur ndax man yàlla laay defal ñu ngi leen di sant di leen gërëm di lancer appel ñeneen ñi vraiment ni leen ubbi nañu porte yi daal ku bëgg dimbali jàkkay Jaxaaw dinañ la wax fan ngay jaar pour dimbali ko ma bëggoon a jël kàddu gi jox ko Khoudia Seck mi ma annoncé woon en tant que ingénieur en bâtiment moom mu présenté groupe am joxe ay orientation wasalaam. maaleykum ñu fi toog ñëpp maa leen di nuyu ku si nekk si turam ak santam maa ngi tudd Khoudia Seck dëkk Jaxaaw en même temps je suis ingénieur en génie civil comme ni ko sama papa yi sama nijaay yi waxee rek je pense que c'est pas la peine may duggaat foofu noonu parce que wax nañ lépp ñun li nga xam ne moom la ñuy gérer instant bi c'est la partie technique tout ce qui est construction et réalisation maintenant construction suñ koy wax dafa am ay normes et qui parle de mosquée aussi parle des normes à respecter comme mosquée dañ koy boole ci établissement recevant du public donc dafa am ay caractéristiques yoo xamante ne en tant que constructeur dañ ko war a respecter et bi ñu ñëwee aussi on a fait le tour on a constaté que y a des manquements y a des anomalies et ñun en tant que personnel technique li ñu ci mën a apporter mooy faire de telle sorte que projet bi jaar yoon sur ce y a pas mal d'ouvriers yi nga xamante ne ñëw nañ ñoom ñëpp ce sont des natifs de Jaxaaw ñu ngi fi y a des coffreurs y a des menuisiers y a des maçons il y a des électriciens, il y a des ferrailleurs et toutes ces personnes sont venues de manière très bénévole pour faire leur participation, ne serait-ce que pour la bonne marche du projet. Et puis ñuy remercier ñëpp nag parce que man su may wax rek c'est parce que en fait ñoom dañ ma jiital rek pour que ma wax mais je ne devais même pas parler dans la mesure où il y a mes grands frères mes papas ñi nga xamante ne ñoo ma jiitu ci milieu bi ñi nga xamante ne ñoo ma njëkk a construire ñu nekk derrière donc s'ils m'ont donné l'autorisation de s'exprimer c'est juste pour attirer toute la population jaxaawoise de venir en masse, que ce soit les femmes qui sont dans leur foyer, les bonnes personnes yi nga xamante ne ñu ngi ci koñ bi xale yi jeunes yi parce que période de vacances lañ nekk on a besoin de tous ces gens-là pour qu'ils viennent ne serait-ce que participer pour la bonne marche du projet et ñu xam ne planning bi def nañ ko il y a un devis aussi qui est sur place comme ñoom waxoon nañ parce que qui parle de projet aussi parle de fonds on a établi un devis et je pense que ça est avec les gens yi nga xam ne ñoom ñooy diriger loolu noonu képp ku ñëw jàppale ñu sur le plan matériel financier ak loo mën a doon apport technique lépp nous on est preneur et di ñaan rek suñu borom defal ñu jàmm ba li nga xamante ne bëgg nañ ko mooy que ne d'ici pourquoi pas fin 2025 bi boo leen fi ñëwaatee di defal yeneen interview ngeen fekkaat jàkka bi mu nekkaat ci beneen dimension encore une fois je m'excuse et je pense que voilà quoi, merci à vous tous. En fait, l'importance de construire en hauteur, c'est très simple parce qu'on a vu à Jaxaaw, Jaxaaw c'est un ancien quartier. Et qui parle d'ancien quartier parle de problème d'espace. On n'a plus d'espace. Et comme vous le voyez, les habitants deviennent de plus en plus nombreux chaque année. Les fidèles qui viennent ici sont de plus en plus nombreux. Et comme aux alentours de la mosquée, il y a des habitations qui sont déjà construites, nous, ce qu'on peut faire, c'est mettre l'extension. Pour le moment, c'est premier, juste ce qu'on est en train de bâtir, mais dans l'avenir aussi, ça peut être R+2, R+3. Tout dépend maintenant des types de fondations qu'on a mis sur place et on a vérifié avec le personnel technique, on a vu que c'est des bonnes fondations parce que les anciennes constructions, nous tous, on sait ce qui se passe. Il y avait du bon boulot, les gens aussi respectaient les normes. Sur ce, on se focalise juste sur ce qui est en bas pour pouvoir construire. Comme présentement, les moyens ne sont pas réunis, donc, nous avons juste décidé de terminer l'étage 1, de faire aussi l'embellissement de l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est façade et consort. S'il y a des trucs à revoir, on va le faire, reprendre le carrelage, faire en sorte que tous les fidèles qui vont venir ici seront satisfaits de la... Ok, solo construire en hauteur, lu yomb la parce que fi ma koy démarrer mooy que ne amatuñu ay dëkkuwaay yoo xamante ne dañoo large. Thiès soo fi ñëwee léegi suuf si dafa kër yi ñuy am délimitation yi dafa ndaw et si côté yëpp Jaxaaw aussi bokk ci ancien quartier yi
lotissement bi au départ demewul woon noonu boo ñëwee si quartier bi en fait jàkka ji superficie bi pratiquement ça tourne sur 800 mètres carrés ça veut dire que ne espace bu yaatu la donc espace boobu noonu de part et d'autre koñ bi yëpp am na ay kër yoo xam ne ñu ngi fi nekk te kër yooyu noonu mënuñu leen a yëkkati mënuñu leen def dara comme am nañ benn projet bu grandiose boo xamante ne dañ ko bëgg a def mooy mettre benn daara moderne ci biir état jàkka bi dafay waaju ñu xool saytu li nga xam ne moom la ñu mën a def pour yëkkati beneen niveau donc yeneen niveau si kaw et comme su njëkk bi premier étage rek moo fi nekkoon à savoir rez-de-chaussée bi ñu ne pourquoi pas bi ñu xoolee fondation yi ngi nekk ci suuf mu nekk loo xamante ne mën na téyewaat yeneen niveau ñu ne nañ ko élargir ñu yëkkatiwaat pour permettre que projet bi ñu mën a def nekk sur le même site en plus dina permettre waa jaxaaw yëpp jege si gën cee dugal seen loxo mu nekk loo xamante ne mbégte ñëpp lay doon. non fayuñu parce que néegu yàlla pour man képp ku fi ñëw di xalaat ñu lay fay sax je me dis que ne sa bopp am na lu ci des parce que ñun lépp lu ñuy def dañuy xaar fayu suñu borom et je pense que loolu moo ëpp solo et xam-xam bi ñuy indi fii aussi du xam-xam boo xamante ne dañuy wax ne dañ ko monopoliser parce que nul n'a le monopole du savoir dañuy ñëw fii pour jokkalante ay xalaat réfléchir de telle sorte que échanger pour la bonne marche du projet mais que ça soit muy ferrailleur bi muy coffreur bi muy maçon yi chef d'équipe bi fi nekk ñoom ñëpp dañoo bàyyi seeni projet ñëw tous les dimanches on est ici xale yi nga xam ne ndax dañuy jàngi suñu tëjee dañuy ñëw donc ça veut dire quoi mënuñu woon sax fay ñenn ñi seen déplacement donc li ñuy def yëpp c'est gratuit et di ñaan suñu boroom niñ ci duggee si bismillahi rahmaani rahim ñu jénn ci ki alhamdulilahi rahmaani rahim képp ku ci dërëm dugal sa dërëm suñu borom fay la ko képp ku ci dugal sa temps suñu borom fay la ko et képp loo xamante ne dugal nga ci aussi suñu borom fay la ko ba ñi nga xamante ne am ngeen yaakaar que ne boo leen fi ñëwaatee di ngeen fekkaat projet bi ci beneen xar kanam incha allah ñu nekk si loolu. asalaamaaleykum mbooloo mi sant ñëpp rek gërëm ñëpp di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan suñu ndaje mii yàlla nañu ko yàlla defal mu nekk ndaje mu barkeel parce que li ñuy wax la rek man de si sama jëmm ju doye di ji la imam taxaw ak président ak ñëpp ñi nga xame ni ñoo ŋànk kilifa yi nga xame ni ñoo nekk si jumaa ji woo ma ñëw ñu toog waxtaan ak man ne ma kat su doon suñu sago dañuy jël liggéeyu jumaa ji teg ko sa loxo xam nañ ne laajuloo ñu ko waaye yow yaa ñu doy ñu yëkkati ko teg ko sa loxo ma ne leen su fekkee ni loolu la yàlla bu ma leen décevoir li ngeen teg sama loxo ma war ko ànd ak doomu jaxaw yëpp liggéey ko dinaa si xar sama tànk tubéy dinaa ko def ma siy gërëm imam di gërëm président Aziz Diop a ngi fii Abdourahmane Cissé umpalante wuñu sama maire sama xarit sama doom Babacar Dembélé mi ngi nii loxoom mësula jóg si jaxaaw réunion ba ñu mujj wax dafa ne lu jaxaaw xewle su ma amoon beneen programme dama koy bàyyi ñëw te sama loxoog ñi ma àndal ñëpp dinaa ko jël def ko si jumaa ji ñu am si yaakaar ñu la siy gërëm te xam nañu ni nga ko waxee noonu nga koy defee di dellu si nag di gërëm sama doom sama xarit muy xujja li ñu wax si moom mënuma ko weesu si moom doomu jaxaaw la fi la jànge daara fi la jànge école dem ba nekk ingénieur en bâtiment ñëw jël liggéeyu jumaa ji ñu ànd ak équipe boo xamee ni ñëpp doomu jaxaaw lañu maçon yëpp a ngi nii taxaw wax nañu seen tur sànq du ma si dellu si ñoom it ba ñu ma waxee dama leen woo ñu ni ma ñëw dañuy ànd ak yow àndu ngor suñu dërëm soxla wuñ ko si biir jumaa ji doomu jaxaaw lañu te ñun ñoo ko war a liggéey lu ñu si def ñun dañu ko war a def ma leen si remercier seen taxawaay dafa rafet ku jëm maa ngi lay remercier di la encourager ak équipe bi yëpp te ni ma ko waxee bi imam jógee kàddu gi daanu si ñëw ba si man dama ko ne yow yaa fi ne loo wax la ñuy def yaay ingénieur bi amul maçon bu fi ñëw naan dañ def lii nañuy def lii ferraille buy def lii wala dara c'est elle qui dirige les travaux man lu ma wax ñu soxla ko en matière de matériel ak fuñ ko kile dinaa dem si trésorier ñu toppatoo ko ñëw indil leen ko si jumaa ji te démarche boobu la ñu jël mënuma bañ a remercier nag te du ma remercier waa télévision bii taxaw 2S a ngi fi télévision Njëgën a ngi fi 24 TV mi ngi fi bi ma leen consulter à travers sama doom ji
ñoom ñëpp dañu répondre favorablement kon boog dañ leen amal ngërëm parce que suñu kàddu fi mu mënul àgg tey ñu te ñu bëgg mu àgg fa yéen ñu ko fay àggaleen imam dana leen ñaanal ñun danañ leen ñaanal bëgg nañu si yéen Médoune kii moom mooy jaxaw amul dara loo xam ne ni dina xaw si koñ bi muy safaan ba muy bànneex wala wala lu ñuy def te Médoune taxaw génne fa noom ko gën a rafete waxtaan ko Njaay jaxaaw a ngi lay gërëm di la sant imaam mi ngi lay ñaanal jumaa jaa ngi lay ñaanal gis nañu li nga siy dugal gis nga ñuy ñaaxe nit ñi ba nga duggee ba génn waa diaspora bi yëpp dañoo réagir ne ñun kat am nañu occasion boo xam ni suñu maam yi ak suñu papa yi ñoo doon def si jàkka ji te bañ koy def seen am fa mu toll woon ñun suñu am ëpp na ko lu tax ñun duñu jël suñu doole indi ko si biir jabaa ji bitim réew la ñu nekk waaye ku fi yàlla def safaan ba mu jóge fa danañ la delloo bi suñu jumaa ji fi lañ lay defale liñ la war a defale kon ñoom nee nañu seen kattan ak la ñu am war nañ ko mën a ñëw dugal ko si jumaa ji du ma seese nag di remercier parce que dama ne liggéey bi ñu ma jox man mënu ma ko def damay ànd ak waa jaxaw yëpp def di am nag des remerciements yoo xam ni dama koy beral Ablaye Fall di sama rakk di sama xarit lii ñu def tey jii daf ko coordonné ak man lii ñu sol ak lii ñu def c'est des donateurs et c'est des personnes ressources ñooñu jàppale ba ñu mën a def lii tey jii te yaakaar nañ ñu danañ ñu andil lu ëpp loolu ñooñu ñëpp nag ñu ngi leen di gërëm seeni ngoom moom dama koy gërëm parce que la mu def armeel ya ba commencé ak boppu mbeng ñu commencé di karale nee nañu la ñu def fële li ñuy def fii dina ko raw nañu leen ñaanal dani boo it participer na pour suñu organisation bi ñu def tey ñun lii la ñu bëggoon doomu jaxaw yëpp xam ni ñun ñoo ko bokk amul xeej amul seen képp ku ne am nga sa waru gar am nga loo xam ni war nga ko joxe si biir jumaa ji man de fi ñu ma teg ak ñi ma àndal yàlla nañu yàlla dimbale ba ñu am si ndam parce que suñu ndam mooy ndamu jaxaw yëpp. waaleykum wa rahmatullah gannaaw bu ma ñëw ñëpp ñu fi teew samay kaddu dama ko jëmale rek ci sant population jaxaw population Thiès ak bitim réew ñi nga xam ne seen ay contribution yëpp agsi na fi waa jaxaw seen doole wala seen am-am agsi na fi loolu rek laa bëggoon féliciter nit ñi suñu jigéen yi nga xam ne aussi ñu ngi fi ñëw bés bu ne di nettoyer jàkka yi tamit seen participation aussi gis nañ ko ci seen doole ci liñ mën ci suñu jumaa ji li ci des rek mooy rek war a déclarer solennellement en ma qualité de président du comité de gestion de la mosquée la relance des travaux de réhabilitation de la mosquée de Jaxaw Suuf je vous remercie. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu na Babacar Dembale la di habitant wu Jaxaw beneen ba itam di point focal lu délégué de quartier bu Jaxaw ci cité Sidak ak mboolem lu wër cité Sidak en même temps itam di adjoint au maire de la commune de Thiès Nord kon mën nañu wax ni ci ñetti taxawaay yooyu yëpp mën nañ fi taxaw en tant que habitant simple dëkk ci koñ lépp lu jëm ci koñ bi nga war ci am taxawaay beneen bi itam nekk ci staff bi nga xam ne ñooy liggéey ak délégué de quartier ci gox bi nga xam ne moom laa féete te mu dénk ma ko ñu war ko saytu war ko jàppal ci liggéey bi loolu itam war na tax ma teew fi beneen bi itam ci taxawaayu monsieur le maire Mouhamadou Diakhaté dafay faral di wax ni moom ci boppam yow de foo teew moo yëg naa mu yëguma doy nga ma fa loo fa wax naa ko loo fa def naa ko loolu moom yàgg na ko wax kon yaakaar naa mën naa ko itam teewal ci jotaay bi kon muy ñetti cër yooyu waaye dañuy tàmbali rek nuyoo boo xam dañ koy jagale imaamu ratib bi di imam Baye Diop ak mbooleem imaamam yi nga xam ni ñoom laa fi fekk di ci seppi nag imam Ahmed Diallo mi nga xam ne ñun fa la ñu nekk moo nekk suñu imam kon buñ ko fi teewee tamit ñun dinañ ko beral nuyoo beneen bi mooy ñu teg ci suñu wéyjur El Hadj Malick Boy nga xam ne mooy coordonné point focaux yëpp ci turu délégué kon bu ñu ko nuyoo moom dañ koy jox nuyoo bi mu jotal ko suñu wéyjur El Hadj Gourmak Ndiaye mi nga xam ne mooy délégué de quartier Jaxaaw ak mboolem lu wër Jaxaaw di ci tegit suñu wéyjur bii nga xam ne moom la ñu dendal muy Joola Ñang ci Ibrahima Ñang comme ni mu ko waxee di suñu wéyjur mais di suñu xarit
moom ci boppam daf ma téléphoné démb ni ma loo jàppoon bàyyi ko bëgg naa nga teewe ko wax dëgg yàlla muy ku am solo ci wàllu taxawaay ak liggéey kon moom it dañ ko ci beral nuyoo di beral nuyoo nag ñi fekk ñëpp di ay autorité am nay élu yàlla moo leen jiital ci njaboot gi suñu frère boobu doon wax léegi Xatri Diagne ñu ngi koy nuyu bu baax ndax au delà da mu nekk ci quartier bi itam élu la te ku ñu élire nag nga représenté lu day ni département kooku wax dëgg yàlla am na cër boo xam ni moom nga am kon ñu ngi koy nuyu ci wàllu woowu ci cër boobu ak mboolem élu yi nga xam ne ñoo nekk jaxaaw ñu bokkul yëpp bokkandoo liggéey bi commissaire Fall duñ ko fàtte lu tax ñu koy seppi mooy comme li suñu waajur bi wax taxawaayam dafa rafet sur le plan ndax ku liggéey ba retraité war a dem noppalu ji mais ñu xam liggéeyam ni mu rafete ak ni mu selle ak ni mu baaxee ak ni mu amee njariñ ci biir société bi communauté yi daal di koy jëlaat pour mu taxawaat liggéey boobu te mu koy taxaw mu am solo te recette yooyu mooy tax lépp lu ñu war a def ci communauté yi ñu mën ko def yow kooku itam bu tawee dinañ ko sant bu baax ci taxawaay yooyu ak ci liggéey yooyu ñu ngi sant ñëpp nag ci seen teewaay ñun suñu wax du ci bari parce que li ñu waroon wax yëpp wax dëgg yàlla ñi saytu liggéey bi wax nañu ko ñi nga xam ne tooy kilifa yi wax nañ ko ñun daal liñ ci mën a wax mooy en tant que collectivité locale en tant que koo xam ne itam ñoo fi teewal monsieur le maire en tout cas liggéey bi yaakaar naa jokkoo ngeen ci ak maire recevoir na leen ba joxoon leen ay garantie ci yoo xam ne moom dana ca dugal liggéeyam li ci des nag mooy man en tant que doomu jaxaaw war naa porter nag plaidoyer bi ci moom pour taxawu nag loolu mu nekk ab réalité en tout cas man jël naa fii engagement ni en tout cas collectivité bi lu mu ci mën ci jàppale ci soutien ci ñu dugal ci seen loxo pour liggéey boobu mën a dem incha allah ñun danañ ko def à notre niveau parce que loolu rek lañ fa mën a def nag bu ñu dëkkee jaxaaw mu am projet bu nekk jaxaaw lu ñu mën mooy au niveau de la collectivité ñu taxaw fa ba projet jaxaaw bu ñu am ñu mën ko taxaw comme ni ñuy taxawoo yeneen projet yi nga xam ne moo nekk ci yeneen quartiers yi au niveau de la commune rawatina nag bu jaxaaw kon nag incha allah joxe nañ suñu engagement taxawaay bu ca war daal dañu ko taxaw ci côté boobu beneen bi ci des mooy lii ku ne xam na ni moyen la laajul ay wax bu bari laajul discours laajul déedéet li mu laaj mooy moyen lu ñu mën a wax lu plan bi am solo waxtaan wi rafet lépp jekk te moyens yi génnul it du mujj fenn kon moyens yi la ñu wax ni ne war a génn en tout cas man ñi nga xam ne xam naa leen ñuy samay partenaire di samay am di jàmm di ay bonne volonté di ay autorité ci dëkk bi tama xam leen miin leen dinaa leen mettre en rapport defal leen benn liste wax ak ñoom ba pare mettre leen en rapport pour que ñoom it ñu dugal ci seen loxo incha allah am naa ay partenaires yoo xam ne yaakaar naa su ma waxee ak ñoom boole leen ak ñoom yaakaar naa seen loxo dina ci dugg te liñ ci mën it dinañ ko ci def en grosso modo daal la collectivité en tout cas bi ma représenté dinaa porter le plaidoyer au niveau du maire ak au niveau de la collectivité pour que taxawaay bi ak liggéey bi en tout cas ñu def ci lu ñu suñu maximum ak lu ñu mën ku ma amit te xam ko dinaa ci góorgóorlu ba lu mu ci mën mu def ko personnellement man it incha allah li ma mën ci sama ñàkk bopp dinaa ko ci def waaye dama ne daje bu nekk ñun li ñu miin ci man ki ma yar dafa ne ci tàng-tàng bi toujours ne nit ñi sóobu man nag damay sóobu léegi yëkkati li may dugale ni lii maa ko participer muy sama première participation balaa ñuy tàmbali mbir mi kon su ko defee asalaamaaleykum wa rahmatullah loolu rek lañ doon bëgg a jotal ñu gis voilà donc en tant que représentant du maire au niveau de la commune je suis adjoint au maire au niveau de la commune de Thiès Nord en même temps je suis habitant de Diakhao je suis aussi le point focal du délégué de Diakhao au niveau de la cité Sidak et environ et donc je suis là en tant que fils de Diakhao. Donc le projet là c'est un projet humanitaire, un projet de population et vous savez bien que l'ensemble des projets communautaires la population tout ce qui touche la population le maire c'est au maire qui doit en tout cas tous les projets d'envergure tous les projets que ça soit du domaine religieux, sport, sportif, culturel, en tout cas, le maire doit apporter son soutien à la population. Donc, je vais porter le plaidoyer au niveau de la mairie, au niveau du maire, pour que la mairie apporte son soutien, en tout cas pour la réalisation de ce projet noble, en tant que religieux, en tant que, en tout cas, croyant. C'est de notre devoir, en tout cas, de participer à cette œuvre. Donc, je vais porter le plaidoyer au niveau de nos partenaires, au niveau de toutes nos connaissances, pour que chacun puisse participer, pour que la réalisation puisse être effective. En tout cas, c'est ces paroles que je voulais terminer. Merci et je remercie l'imam Ratib, je remercie le délégué de quartier. Merci.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا سبحان الله ربنا ولا تحملنا ما طاقتنا به واعف عنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وسلم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين يا رب العالمين.